te ni étudiant ya ñu dàq ci université Cheikh Anta Diop gannaaw fitna ya fa amoon ñi ngi ko door démb ba léegi ñaax ci ñoom nag daal di sonn lool ba ñu daal leen di rawale foofa ca service bu médical bu kudd di ñaari étudiante ñi xale yu jigéen kon foofu la ñu fanaan ñu di leen di toppatoo ñi nga xam te ñoo xiifa nag neneen te liñ gën a dogu ndax bëgg nañ daal dogal yooyu ñu xoolaat ko dañuy déglu Modou Diagne moo jiite coalition code des obligations civiles et commerciales ñu déglu ko ci jokkoom ak Amadou Sabar Ba. li ci yees nag mooy xëy na am na ñaari ndaw ñoo xamante ni daanu nañ ci ñaar ñooñu ci daanu yàlla dogal na aussi ambulance bi ñëw na ba évacuer nañ leen biir campus yóbbu nañ leen service médical ba xëy na médecins yi ñu ngi leen di saytu loolu daal moo fi yeesaku. ay ñi daanu ay góor la ñoo jigéen. waaw ay jigéen lañ nag. ñaari jigéen. waaw ñaari soxna ñoo daanu. ñaari soxna kon daal fas yéene ngeen continuer woyal li nga xam ne moom ngeen di def noonu. waaw fas yéene nañoo woyale continuer li nga xamante ni mooy suñu grève boobu noonu ndax it tey ci ngoon gi ki nga xamante ni mooy jiite université bi muy le recteur wax dëgg fa yàlla bi muy wàcc ñëw na gis ñu waxtaan ak ñun waaye daal li nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ni dañ leen a sanctionné ñoom liñ gis mooy wax dëgg fa yàlla dafa amul dara loo xamante ni war naa mën a remplacer loolu noonu ci ay kàddu loo xamante ni war na leen fee mën a jëlee ba ñu dem rejoindre seen ay kër ndax kat lii biñ koy def du woon ay caaxaan luñ gëmoon la ndax dañoo gis ne dañ leen a tooñ. mu nekkoon Modou Diagne jiite kuréel gi nga xamante ne moom mooy étudiant yi ndax ci université kon kuréel gi di coalition code des obligations civiles et commerciales. coow amoon démb ca Diourbel ñi nga xamante ne ñooy ASP yi demoon ca préfecture ba taxaw fa ngir wane seen mer li ko waral moo di ne dafa am kenn ci ñoom koo xamante ne démb gannaaw bañ ko téye woon jamono ji démb ñu daal di koy jàllale ci kaso bi loolu leen metti waa jooju nag nee nañu loxoom dafa takk ci càcc ga amoon ca tribunal bu Diourbel leerali Babacar Diouf. dogal bi ñu ngi koy xaar ci seen kilifa wante agent police de proximité yi seen xol du neex bu ñu leen liggéey loo waatee te seen morom mi nekk ci prison bi Cheikh Ndiaye mooy wax ci seen tur. buñ ci amee ndigal ñun moo ñu li ñu gënal buñ ko mënoon a banque ay weer it bañ a liggéey ñaanuñu yàlla di liggéey Souleymane nekk fee gënaluñu CUD bi bu nee suba banque leen seen loxo am naa ci ndigal suba ak jàmm ba fii ak weer dañuy banque suñu loxo CUD bi bu nee suba xëy dañ liggéey ñun dinañ ko régler ak seen i manière dañuy xëy liggéey bàyyi ko ñoom ñu def seen i liggéey. ñoom nag ñu ngi ñaawlu kumba am ndey kumba amul ndey bi nga xam ne nee nañ dañ koo seetlu ci mbir mi nga xam ne moo lëmbee Diourbel. mais après boobu ñu wax agent de police kooku noonu tey maanaam yëf yi fi mu ne nii mu ngi dox daanaka 2 jours après sax monté woon na tribunal mu ngi ci jàmm li nga xam ne nag moo fay jaar di liggéey di toog di liggéey di wàcc di dugg di génn moom lañ téye loo xam moom lañ entendre moom lañ téye ba tey indi nañ ko ba daanaka fi mu wax ak yow ni moom ci mag bu Diourbel. beneen mbir mi nga xam ne doy na waar ci mbir mi mooy enquête bi nga xam ne dañ ko jox police bàyyi fee gendarmerie te moom moo ci waroon gën a yey maître Serigne Diong avocat à la cour. loolu aussi bokk na ci li ñu gën a jaaxal mooy enquête boo xam ne dañ ci tudd un agent de police au lieu ñu jël ko jox ko gendarmerie nga xam ne fa lañ gën a yaakaar neutralité ak maandu ñu jëlaat ko jox ko police nga xam ne instinct de préservation daf ciy am ñu jël ko joxaat leen ko tey gis nga ko fi mu mujj agent de police bi kenn inquiété wu ko. ñu fàttali ne ASP bi nekkoon collaborateur procureur dañ koo teg loxo yóbbu ko ci kaso ndaxte dana njort ne dafa bokk ci benn cambriolage bu ñu def ci tribunal de grande instance bu Njaareem. Diourbel RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf moom avocat am di maître Serigne Diong di avocat ASP boobu nee na nag tey ji rek ci ajuma ji dina dugal kayit bàyyi yëpp nëgandiko ngir kirjaanam ñu déglu ay kàddoom moom maître Serigne Diong ak Babacar Diouf. waa incha allah bu ñu yàlla maye ba ñu fekkee suba am nañ yéene déposé ci kanam bureau juge bi nga xam ne moom lañ dénk enquête bi mooy juge premier cabinet. dinañ fa déposer une demande de mise en liberté provisoire bu ko yàlla dogalee suba bu ñu defee formalité yi muy àndal dinañu déposer suba demande de mise en liberté provisoire parce que jàpp nañ ne fii yëf yi toll ñu xam ko mu nekk un agent de sécurité de proximité bokk ci benn institution boo xamante ne bii c'est une institution réglementée dëkk ci ginnaaw tribunal bi ñépp xam ko xam famem ci dëkk bi soxlawuñu woon fii enquête bi toll amuñu benn preuve ñu koy doon placer sous mandat de dépôt waaye ñu ngay toppee parce que dafa amoon ci guddi d'après li ñu wax ci guddi samedi jëm dimanche 17-18 juillet benn dajji bu amoon ci tribunal bi ba am lu ñu ne moom lañ fi jël ci xaalis ci bureau procureur bi ak yeneen i affaires yu ñu ne ay sëre la yu ñu ne dañ ko fa jël moom la ñu koy toppee ne moom ak ñeneen ñoom ñoo ko def
moom la en tout cas moom ci lañ ko soupçonné. ak RFM kumpa jeex na. 8h tegal juróom-ñaari minutes way ci xibaar yi wax lu soxal wàllum wér-gu-yaram président Macky Sall war a dem tey ji ci àjjuma ji ci Institut Pasteur ñi nga xam te nag ñooy liggéeykat yi profité ci ngir di yëglu li ñu bëgg mooy ñu daal di leen di fay li nga xam te ni mooy seeni prime Covid di ndàmpaay jëm ci mbas mi nee nañ juróom fukk ak ñeenti nit rek ci ñoom ñoo jot seen wàll ñeneen ñu ba léegi jotaguñu dara tax sax dañoo namoon a takkaay morso yu xonk dajaloo ngir wan ko seen naqar waaye dañ ko mujj a bàyyi ndax jamono ji ñu nekk ak dajaloo yi liñ ko tere. Khadim Dramé mu jiite liggéeykat ya nekk foofu la ci Institut Pasteur ñu déglu ko ci jokkoom Mouhamed Diop. président dinañ ko tertu ak ay brassard rouge ndaxte personnel Pasteur moom dëgg-dëgg dañoo mer quoi am nañu leen naqari lool parce que ñu ngi dégg ñu ngi fay prime Covid yi depuis at ñoom amuñ si réclamé nañ ko fu nekk nag fi temps yi dañuy soog a génnee benn barke démb la ñuy soog a nangu fi ñu faxee ba ñafe waa ànd gësam si la ñuy soog a décroché direction bi nangoo génn xaalis bi jotoon depuis at jox ko 54 ñi nga xam ne juróom fukk ak ñeent yi nekkoon si liste boobu noonu mais loolu ne nekkul li ñu war a fay dëgg ñi ñu war a fay gi nekk si xeexi mbas mi directement ëpp nañ loolu foofu doublé na ko wala mu jógee ko triplé sax donc ñu ngi laaj pour ñooñu ñu jox leen seen wàll ñu ngi laaj aussi pour ñeneen personnel bi tamit nekk Institut Pasteur comme ñi nekk yeneen hôpitaux yi ñi xam ne ñëpp jox nañ leen ku nekk 50 000 francs pendant 6 mois tamit ñu jox ñu suñu wàll si loolu moo tax personnel frustré wu yi bu amee si kër dañuy yëgal délégué yi nga xam ne ñoom la lu yoon may dañuy waxal di jëfal personnel liggéeykat yi mais suñu direction moom du defee noonu ñun boolu ngi si dara moo tax occasion bi ma nii ma si jàppandi pour wax ne ñu ngi ñaanal ñu ngi souhaiter président bienvenue si suñu Institut Pasteur di ñaan aussi mu ngi jàppale si côté bu nekk daal si côté surtout si côté gestion bi parce que lu bëri sooxe na fa daal. mu nekkoon Khadim Dramé daan wax ci turu liggéeykat ya nekk foofu ca Institut Pasteur des ba léegi ci mbas mi di coronavirus sëgg julli ca Pikine foofu tamit nemmeeku nañ ne jamono ji suul yi bëri na lool neneen rek ci benn semaine lu toll ci téeméeri nit daal nañu faatu ban suul leen foofule waral nag ba ñi nga fa nekk nag tàmbale am jaaxle rawatina jamono joo xam te ne sëg yi fees na foofule ca Pikine ndongo ka armeer yu Pikine ci fan yu mujj yi nag mu bëri ay néew yu ñu fiy indi nag di leen fi suul mu doon nag mbir moo xamante ni daal dina yéem loolu kii di Ibrahima Sakho moom nag 1993 ak léegi mi ngi liggéey ci yile armeel. xam naa li ñu fiy denc léegi par jour moom monsieur su ko fee denc ci armeel yi moom. àllarba ji paase nag gaskat yi noppaliku ñu benn yoon góor gi Ibrahima Sakho ni liñ fi indi nag ci ay néew kenn xamul seen lim nu mu toll. gisul démb bi. dem ay ñaata ngeen fi denc. dem na ay 14 daal ba 15 daal war na ko mos moom. te loolu man musuma koo gis ci armeel yi ñu denc ko fi. seetlu gi nag ci lim bu takku ci ay néew yu ñuy indi nag ci armeer yu Pikine di leen fi suul mi ngi tàmbali nag gannaaw tabaski bi tax na ba waa collectif sama suuf ma yokk sama armeel daal di génnaat nag di artu Daouda Gueye di kenn si ñoom. diggante bisu tabaski ak tey lii ñu fi denc ci limu doomu aadama war na toll ci téeméer ak ñett armeel yi 4 hectares la ñu ko bi 1952 waaye fees na ci ginnaaw des na 12,7 hectares boobu ba léegi nag waa Pikine ñu ngi sàkku ci nguur gi ñu ñëw yaatalal leen armeel yi. nit ñi ñëpp nag ñuy rob si ci armeer yu Pikine yi ndax la leen faat amul nag lu ci laale ak mbas mi Ibrahima Sakho di ci àddu. gis nga Covid bi ak lii ak troisième vague bi kenn mënul wax ne amuñu ay lien première vague bi ak deuxième vague bi demewutoon ni. Daouda Gueye bokk nag te ña jiite collectif sama suuf ma yokk sama armeel. ci seetlu rek di nga xam ne daal lii di Covid bi xëy na rax na ci li tax tey limub ñi nga xam ne ñu ngi leen indi fii di leen di fii denc yokk loolu. lii di protocole d'inhumation bu ñu tënkoon nag ci njalbeenu mbas mi doonatut nag lu ñuy doxal Ousseynou Badio mooy président comité régional bu Croix-Rouge bu Dakar. xëy na léegi nit ñi ñooy suulal seen i bopp seen ay néew ñun daal Croix-Rouge fañ tegal suñu tànk teguñ ko bu autorité bu waxee ne jël leen ngeen dem denc nañ jël dem denc ci nu mu gën a rafetee ak ci nu mu gën a amee sécurité. kii di góor gi Ibrahima Sakho moom nag ay mbiru boppam la daal dee yor ngir mën a fagaru ndax armeeri jullit yu Pikine yi ameewul nag genn jumtukaay ngir mën a aar sa bopp jëm nag ci mbas mi Ndonga Ka Pikine rajo Futur Media. Ndongo Ka ministère des mines de la géologie di amal ndaje ngir xool ñu yees laate yoon yu ñu xàll jëm ci wàllu mine ci Sénégal nee na nag am na poñ yoo xam te ne war nañ ko xoolaat ngir gën doole sunum réew ci wàllu mine Ibrahima Gueye mooy secrétaire général bu ministère ba ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Diagne. dañ ko tabboon depuis 2017 mais jàpp nañu 2017 ak tey lu bëri xew na ci dëkk bi comme xew na ci àdduna bi liñ ci gën a jàpp mooy pandémie Covid. loolu ba mu amee nag le président de la République moom ci boppam moo ne ni PSE doon doxee avant Covid bi dañ koy jubbantiwaat parce que Covid bi ñëw na gën a normel suñu
suñu économie yi suñu koom-koom bi donc ba nga xam ne tax na ne léegi buñ ci génneeg jàmm war nañu am ay matuwaay yu ñuy jël yoo xam ne dinañu tax ne secteur bu nekk dina jéem a def kémtulaay kàttanam ba suñu koom-koom bi doon koom-koom boo xam ne bu événement yu mel nii ñëwee dootu leen faagaagal nu mu yombee donc loolu moo tax mu am attente maanaam xaar yu bëri yoo xam ne ak yaakaar yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy yaakaar ci actualisation bi ñuy def moo tax li nga xam ne moo ci jiitu maanaam lépp loo xam ne mbirum secteur des mines ci exploitation yi la bokk ak day gën a jàppale suñu opérateur économique yi loolu doon na loo xam ne mooy nekk secteur prioritaire bu ci topp tamit maanaam lépp loo xam ne suñu gàncax bi la jëm ci géologie war nañu def kéemtalaay kàttan pour jéem a xam lépp loo xam ne moom moo nekk suñu sous-sol bi loolu day doon loo xam ne dina tax ne Sénégal dina mën a gagner lu ëpp ci exploitation minière yi ñuy def bi ci topp tamit maanaam ci mbirum doxalin bi boobu tamit dinañ ko gën a dëgëral gën a yeesal maanaam ñi ciy liggéey ci mbirum secteur des mines et tamit gën a dooleel jigéen yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci lii nga xam ne mu ngi jëm ci autour des mines. mu nekkoon Ibrahima Gueye secrétaire général ministère des mines et de la géologie daaneel ak mbir mi leen doon wax démb di Fatou Lobé Ndiaye nga xamante ni benn soxna la woon bu yoroon magasin pièces détachées Zac Mbao ñu fekk ñu daal di koy faat sànni ko ca booru Diamniadio fa nga xamante ne nag fa lay liggéeyee ci Zac Mbao njabootam nekk ci njàqare ka tis gannaaw loolu nga xamante ne xew na daanaka ñi ko xam ñëpp ne moom Lobé Ndiaye nekkoon na soxna su jàmbaare soo xamante ne liggéey rek lañ ko xamee woon reportage Abdou Diouf Diagne. bi ñu ko mujjee gis muy dund ci benn cag-cag la nekkoon di ab moyen de transport boo xam ne bëri na lool ci banlieue bi Lobé Ndiaye daf doon wuyu ji benn rendez-vous boobu ba néega ni nag kenn amul ci moom xabaar ba démb bi ñu yëgal njabootam ne faat nañu ko ci faatin wu ñaaw ca Zac Mbao ci buntu kër njabootam gi nga xam ne dañu koy defar ñu ngi fa teg ñetti baas ngir mën a dalal ñi nga xam ne ñooy mbokk yi ak dëkkandoo yi nga xam ne dañoo ñëw ngir indi seenum njaal rakkam ju jigéen ji nga xam ne daf koo jàppee comme royukaayam nekk si naqar wu rëy. mu koy jógee fi la tëdd si salle bi circonstance yooyu laa ko mujjee gisee si salle bi laa ko bàyyi mu tëdd après mu génn dem xëy ma tëdd fu xëyoon dem liggéey. waaw ay 2 rek. waaw maa ngi woon place fi muy liggéeyee après ñu ma tëjal ma ne la may tëj bàyyi ma liggéey la bëggul place bi di tëj ñoom tëjal nga ñëw mais te laa xam nag am na lu xew. luñ naan garde rapproché man moom sœur rapproché vraiment. di naan tam ku ko def lii nit ko si bu mu yàgg. jaaykatu pièces détachées bii ci benn magasin bu nekk ci garage malien ci Rufisque amoon lu tolloog fanweeri at nag client am yi jàpp ne jigéen ju jàmbaare la woon Abdou Wade. amoon yëg moon cawarte lool ci ñun ñi yëngu ci wàllu pièces ak wàllu automobile daan jëfanteeg ñun di jaay pièces ma xamoon ko bu baax vraiment métti na trop ku baax la woon ku woyof wàllu njëriñ jaay maa ngi mujj jëflanteeg moom ça fait 1 mois. waaw mu doon jaay pièce su camion pour ma monter ko sama camion fekk ma panne pièce moo ma ko doon jaayee. Lobé Ndiaye nag denc nañu ko ca Touba gendarmerie nga xam ne tey jii moo yor enquête bi nag di ko wéyal ngir mën a teg loxo defkatu ñaawteef yi jëf ju ñaaw jooju nag bàyyi quartier bi ci naqar wu tiis RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. xibaaru tàggat yaram dañ koy door ak lu saxal wàll Jeux olympiques yi Tokyo te Japon kon di fay amee wàllum judo doomu Sénégal bi di Mbagnick Ndiaye nekkoon ñaari yoon champion d'Afrique nekkoon ko ñu am yaakaar lool Mbagnick Ndiaye kon daan leen koy éliminé ci 8e de finale ci catégorie plus de 100 kilos moom doomu Sénégal bi nag doomu Russe bi di Tamerlan Bachayev di numéro 1 mondial moo ko daal di gagné ci Ippon ñu fàttali ne moom sax nga xamante ni mooy Tamerlan Bachayev moo gagné tam champion olympique bi di Teddy Riner di doomu France ci quart de finale yi tax na kon ba doomu France bi kon du yegg ci jëlaat lii di raaya bi di médaille d'or bi Mbagnick Ndiaye kon bik lañ ko éliminé gannaaw ab Ippon lu soxal ba léegi Jeux olympiques yooyu ak yeneen doomu Sénégal yi des ki nga xamante ne mooy Louis François Mendy moom war na daw ci 110 mètres yi loolu nag 3 août lay doon ñetti fan ci août lay kon jongante beneen doomu Sénégal bu des tam ci jongante yi di Henri Campelo Bandiaki moom ci 100 mètres la war a daw suba lay doon 31 juillet keneen ki mujj nag di Adama Diatta moom ci lutte simple lay war a jongante lutte simple ci 65 kilos yi loolu le 6 août ji juróom-benn fan ci weeru août lay
lay doon. Gannaaw Jeux olympiques yi ñu wax lu soxal wàllum football fii ci réew mi ak 8e de finale coupe du Sénégal Casa Sport moo daal di éliminé Sonacos bu Diourbel gannaaw série de penalty juróomi penalty la ñuy dugal ñooñu di waa Sonacos dugal ñett ci biir match bi nag ak prolongation yi but amul woon diggante ñaari équipe yi 0-0 lañ defoon match bi amoon démb ci stade Ely Manel Fall bu Diourbel des ba tabbuk ci war a jiite fédération bu football yi ñi yëngu nag ci wàllu tàggat yaram taxawal genn kuréel gu ñu nag tuddee comité pour la défense du football sénégalais ñoom nag ànduñu ci bari yëgoo bi bëgg am ci football bi daal di tabaat maître Augustin Senghor ci bopp bi Cheikh Oumar Sy moo ko jiite ñu déglu ko ci jokkoom ak Anna Rocha. bu nekkoon tey maître Augustin Senghor moo toog ak monsieur Mbaye Diouf Dia toog ak Madi Touré ak Sayer Seck ak membre du bureau ñoom ñu tëju ñu def seen liggéey ba pare nee na am nañu consensus jébbal bataaxal ministère bi ak CNOS ne leen ne am nañu consensus pour affaire bi nga xam ne mooy renouvellement de bureau bi kon duñu leen ko laaj mais texte FIFA dafa tere ingérence su ministère bi ci biir fédération de football yi te ñoom li ñuy def ba ñu ñëwee jébbal seen i signature CNOS ak DC ministère des sports bokk ci consensus boobu mooy ñoom dañoo bokk ci ingérence bi nga xam ne procédure de renouvellement wu fédération sénégalaise de football la. xanaa seen xel dafa tey ci déggoo boobu am ci diggante acteurs yi. autour de la candidature de maître Augustin Senghor. waaw mais xam nga déggoo boobu ñun ba tey gisuñu loo xam ne génn fësal na ne lan moo tax mu am déggoo bi. ci kaw lan la ñu déggoo yan fànn la ñu déggoo mais lenn loo xam ne dem nañu ba ki nga xam ne moom def na fukki at ak ñaar ci kaw fédération sénégalaise de football. moom mooy mandat bi gën a gudd ñu boole ci nag tegal ko beneen mu nekk fukki at ak juróom benn loolu dafay bëri. mais am na sañ-sañ boobu puisque texte fédération bi amul fenn fu muy def limitation mandat. loolu nangul naa la ko moo tax ñun dañu ne contrat moral bi njëkk mooy moo ko wax benn yoon wax ko ñaari yoon mu ne bii mooy dernier mandat am loolu contrat moral la ñaar mooy ñun li ñuy def nii xeexuñu ko rek contre Augustin Senghor wala dañuy dem bu lii weesoo ñu demander à ce que FIFA ak CAF revoir pour muy am ay mandat limité. mu nekkoon Cheikh Oumar Sy jiite kuréel gi di comité de défense du football sénégalais ñoom sax naka tey ji ci àjjuma ji daan janook taskatu xibaar yi ci ngoon gi des ba léegi ci wàllu woowu jamono jooju nag ligue régional football ak club ya nekk ci Diourbel ñoom nag maître Augustin Senghor la ñu àndal nee nañ nag ànd nañu ci déggoo bi te daañu ko jàppale Babacar Diouf. Madi Touré bu mu njëkk a ñëw ak programme bi nga xamante ni juróom-ñaari poñ la ko tënk jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoo ŋànk football bi ci diwaanu Njaareem. mooy les infrastructures ñeenteelu point bi c'est le football féminin juróom benn bi mooy accord quadripartite fédération collectivité locale état ak FIFA pour terminer nag beneen bi mooy politique sociale. benn bés lañ ci teg président sortant bi Augustin Senghor wàcc ci njaareem moom li mu yor ci bagaasam benn film boo xam ne ni da ciy wone li nga xam ne def na ko ci sport bi ak li mu nam ma def ñeenti at yi di ñëw. ñëw wax leen déjà li nga xam ne moom lañ la dënkoon lan nga ci liggéey donc démarche boobu moo ñu yitteloon tey ñu ñëw fii gis ngeen ko ñu présenté leen benn film bilan boo xam ne wane na ci gàttal parce que film yi mënul gudd noonu lépp li nga xam ne gis nañu ci ngëneel li ñu def ci suñu mandat bi. puis ñuy wax tamit lan mooy ñëw ëllëg li ñu am séntu def dans le futur. ca pandaw ga nag club bu Diourbel yi ak ligue régionale de football li ci ëpp tànn ne dañuy jàppale Augustin Senghor. Diourbel am na fukki club ak juróom-ñaar am na nag 4 à 5 yoo xam ne ni décidé gu ñoom ñoo lii de motion bi pour d'accord ci consensus bi nga xam ne nii am na ab commission bu jóg dox ko ba ñi ne xamoon dañoo nekkoon candidat. ñett yow wëlbatiku ne ànd na ñoom nangu nañ candidat bu ñu jiital ñu nangu ko ñu nangu mu tombe ci candidature Augustin Senghor. ñu jàpp rek ne ñaari délégation yëpp ni ñu leen tertoo am na solo fii ci diwaanu Njaareem Diourbel RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf dañuy daaneel ak wàllum basket ci góor ñi AS Douane qualifié pour final playoff championnat bi ñi di waa Douane yi gagné les AS Ville de Dakar 67-56 juróom-benn fukki poñ ak juróom-ñaar ci juróom fukki poñ ak juróom-benn ñoom ñi nga xam te ne ñoom ñooy raay bi nekk champion du Sénégal jamono ji ci match ba sax lañ njëkkoon def différence bi daal di leen gagné lu ëpp ñeent fukki poñ ci final bi AS Douane dina daje kiy gagné ci match bi dox ñetteelu match bi la bel war a dox diggante Duc ak Saint-Louis basket club mu nekk kon seen ñetteelu jongante ci loolu dañ ci déglu Mamadou Gueye Pa bi di entraîneur bu AS Douane ci jokkoom ak Sodo Dia. waaw analyse bu positif d'autant plus que gagné nañu te loolu rek lañ soxla woon
waaye mën nañu wax ne AS Ville de Dakar posé nañu ay problème ci première minute ba ci dernière minute bi ma kontaan trop ci match bi tam ci réaction xale yi ñu xam ne rek ñun tamit mën nañ nasax de temps en temps ba nga xam ne war nañu gën a fagaruwaat parce que match yu ñëw tamit ay match yu am solo la. war na gën a mën a positif suñu conserver suñu titre de champion parce que depuis 5 ans pratiquement ñun ñooy champion du Sénégal te suñu objectif bii di ñëw tamit jëlaat titre bi la waaye si kaw loolu comme li may wax une victoire ça ne se décrète pas lu ñuy liggéey la parce que tey jii si match bi gis naa ne am nañ ay lacunes yu bëri yoo xam ne war nañ si liggéeyaat. mu nekkoon Mamadou Gueye Paa bi di entraîneur équipe bu Douane basket bu góor ñi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi direction du patrimoine culturel mu ngi liggéey ngir taxawal benn centre d'interprétation ci site mégalithique yu Sine Ngayeen loolee ngir gën a fësal lii di moomeel gi nga xamante ne moo fa nekk bu ko defee ñiy ñëw di visiter ñu mën a jot ci bépp xibaar boo xamante ne intéressé na leen jëm ci boobule bërëb Seydou Nourou Kane mooy chef division site et monument historique ca direction du patrimoine culturel ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. projet yu am solo lañ fa am ndax fi mu toll nii ñu fa bëgg def benn centre ba nga xamante ni boo fa ñëwee di nga xam lépp lu nit ñi doon dundee foofu noonu ci zone boobu noonu xeer yi lu muy wundu la fa nekk la fa làqu yépp boo ñëwee ci centre bi dinañ la ko won dinañ la lii kat moo nekk fii lii mooy lii bu ko defee nit ñi dinañ xam loolu bu loolu weesoo ñu nag suñu naataango yu yor mbirum tourisme am nañ fa ay projet yu mag tamit yi nga xamante ni parce que xam nga boo daan dem Sine Ngayeen dafa metti woon nit ñi dañuy ñëw ba foofu boobu temps tali yi yombul noonu alhamdulilah léegi sax wax dëggante yàlla état bi def na ci effort bu rëy ba léegi dem bi yomb na mais nit ñi bu ñu daan ñëw foofu dañuy sonn dafa nekk zone boo xam dafa tàng enclavé boo ñëwee foofu léeg-léeg di nga bëgg lekk di nga bëgg naan te bu amuloo lekk amuloo da ngay bëgg delluwaat da ngeen dafa doon metti ñu xalaat ñi war nañ fi mun def dara tey jii nii ak sunu naataango tourisme yi am nañu projet def lu ñuy woowee benn campement touristique bi nga xamante ni bu ñu ko defee ba pare population yi seen bopp les communautés locales ñoom ñoo koy gérer seen bopp. atum 2008 la génnoon albumam bu njëkk yàkkal ma loolee laata mu dem Espagne Abdou Maestro Ndoye mu ngi liggéey léegi ak benn label espagnol bokk na ci seeni mébét def ay festival yu bëri waaye itam taxawal ab album bu nar a toll ci fukk ak titre ak juróom waaye nag loolu terewul mu amal itam carrière solo Abdou Maestro Ndoye ñu déglu ko. ñibbisi naa États-Unis depuis ma ñëw ak album bu nga xamante ni maa ngi ko doon préparé lu yàgg. génn yàgg na waaye. depuis 2008 ah. yàkkal mbaxal bi. yàkkal mbaxal mi ñor na. c'est-à-dire man sama style afro acoustique. mais bi ma ñëwee pour def album bi. choix bi moo amoon ñaar entre ma def acoustique carrément. parce que boobu c'était pas Sénégal demagu fi noonu. man loolu laa bëggoon def. ba ñu convaincre ma ba ma def loolu. morceau yooyu nekk mbalax quand même sax moom jox na ma benn kii boo xam ni ubbil na ma ay bunt yu bari ah. mais am naa bu nekk en cours nii. bon am na album boo xam ne nag man ak espagnol ñu ngi koy liggéey excuse-moi. parce que ñoom dañu ñëwoon fii benn label bu bees bu nekk ay espagnol ñoo ko bëggoon quoi benn couple la. doon liggéey ministère de la culture en Espagne. il cherchait l'originalité voilà ñoom ni ñu gisee acoustique ak ñun bokkul. bi ñu ñëwee Lagon ñu def audition bi ñu jël ma. alors foofu nag ñoom la amal liggéey boobu. de temps en temps damay dem. j'ai foofu ay théâtre ay musée festival waay album bi nag 15 titres la. par ailleurs nag ma essayé woon di génne sama propre album fii quoi bu bokkul ak boobu. def naa ko enregistré naa ko ba pare. am na sax def naa si single benn clip. Tawhid wéetal yàlla. di ngeen mën a déglu waxtaan gi yaa gi mu sekk ak Koumba Sandiane Faye ni ki ëllëg samedi mooy doon ganuk seen magazine xalam di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. RFM li ci yéene kaay. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen di may li ci yéene kaay yi.
ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf nit sa ko gis faatoo muy ñëw moom la l'Observateur xëy gisel ubbil yéenekaay bi waa ji Mamadou Fall la tudd am juróom fukkeet ak ñett di docteur en pharmacie woppi coronavirus yi moo ko tërloon ba mu wér bi mu wéree mi ngi nittali waa l'Observateur ni mu dundee feebar bi ak li mu dund ci feebar bi nee na tolloon na ay jamono yoo xam ne leer na ko ne malaakal mawti jàppoon na ko ci loxo jëm ak moom yowmal xiyaam keneen ko corona ba wér moom it di ko nittali ci l'Observateur moo di ndaw sii di Fatou Ndiaye mi ngi xam ne ci journal bi ne fa ñu ko hospitalisé woon ndax coronavirus bi ma nga fa woon ak ñeneen ñu fa hospitalisé woon ñoo xam ne feebar bay leen faat heure bu ñu xëyee rek tàggee ko kenn ne ko ki tëddoon fii faatu na ci la aw fitam noppee toog keneen ko troisième vague bi tëraloon ba sonal ko moo di Aïssatou Gueye toll moom it ci ñeen fukkeet mi ngi wax ba tey ci l'Observateur ne yeggoon na foo xam ne dooley wax sax amatu ko woon feebar bi ay xëtëram la jàppoon xibaar beneen ci feebar bi bu l'Observateur jële ci professeur Mamadou Diarabé njiital SAMU national mu di fa wax ne ca service d'assistance médicale ak d'urgence di SAMU bés bu yàlla sàkk dinañu jot lu toll ci ñetti téeméer jàpp ñeenti téeméeri appel téléphone yoo xam ne 90% yëpp seeni borom covid bee leen tax di woote la si ne kay xëy tëgg gémmiñam moom di wooteeg wàllu ci wopp ji ak li muy faat ci doomi aadama ci réew mi gis na ne mbir yi jéggi na dayu ne bu ñu ko doon natt nañu jàpp ne bés bu yàlla sàkk coronavirus bi dina faat ci Sénégal fukki doomi aadama journal bi ñu te nag misaal mi mën naa bañ a sori ndax armeel yi ci réew mi ak ni ñuy feese jamono ji doy na ci sëkk ab takk source nañu fa ñu jëm ak troisième vague bi ci coronavirus bi ndox amu fa ñoo ngi ci guddi gu bët setagul ba léegi ndax démb bilan bu ministère de la santé bi wax na juróom-ñetti téeméeri cas coronavirus ak juróom-ñett fukk ak ñeent yu yees juróom fukki cas garaaw ak juróom-ñaar ak fukki des ak benn Tribune bind ci xët mu njëkk ne variant delta bii lëmbe réew mi ak troisième vague coronavirus bi ne jasar ci suñu kaw justice yi réew mi jot na ca wàllam ministre de la justice di maître Malick Sall dafa corona te nee na ñàkk woon na ba noppi li ko tëjee nañu li dal ministre de la justice mu di ay nit yu ñàkk ba noppi corona loolee warata doon betteel ndax waa INSERM waxoon nañu ko cib gëstu bu ñu defoon examen baccalauréat yi ñuy def journal Le Témoin mi ngi ñuy xamal ne lañ ca doon ragal mu di covid 19 bi yàq ko loolee amu ci ndax bu weesoo ay candidat ak i surveillant yu feebar bi tëral ba ñu absenté gisuñu ci benn rëq-rëq Soleil national xëy di dëggal waxi journal Le Témoin ci xëtamu njëkk ba bindal ñu ne tàmbali nañu examen baccalauréat 2021 yi ci réew mi yépp ci lu àndul ak benn ñol-ñol bay jalti libération mel ne ku naan ko boo koy wàddi lakk ubbil yéenekaay bi ci examen baccalauréat ren yi yéenekaay bi nee nañu am na ñuy doon tirise ca pekkees ga ca kees ba ñu jàpp leen ni épreuve corrigée yi ñoo doon daw ci réseaux sociaux yi groupe WhatsApp ba ñu leen fekk daanaka ñaar fukki candidat ak lu teg bokk nañu ci gendarmerie mi ngi wër fa fuite ba jóge waaye jamono ji am na juróomi candidat libre yu ñu ci jàppagum ba tëye leen ci garde à vue Lobé Ndiaye di ndaw suñu fekk ab néewam ci autoroute à péage bi l'Observateur ak journal Les Échos xëy nañu xibaar bi ci seen xëtu njëkk journal Les Échos nañu Lobé Ndiaye benn xale bu jigéen la bu doon yëngu ci njaayum pièces détachées dañu ko rey ci anam wu ñaaw jël ab néewam sol ko ci ab saako sànni ko ca boori autoroute à péage ba démb ginnaaw tàkkusaan ci lañu ko rob ca Touba fa lañu ko denc l'Observateur xëy dellu fa ñaawte fa amee xamal ñu ne Lobé Ndiaye tolloon ci fanweeri at ak ñett maanaam 33 ans na mu réere ba nañu fekke ab néewam cib saako ca boori autoroute à péage ba lu ci nekk l'Observateur mi ngi ñu ciy wax lu bari libération dolli ñu ci ne certificat sans de mort bi wax na ay gaañu-gaañu yu bari yu ñu fekk ci kàng bi ku sa yaxu bopp réer wala fi ne da ngay fëgg sab kàng xibaar bi ci Rewmi Quotidien dafay metti bopp lu yéeme te doy waar ca cité Djily Mbaye fa la xewe mu di benn waay bu am jabar yéenekaay bi nañu waaji yàkkamti na jabaram génn ba mu woo ay moroom yi góoram ñu nekk ci kër ga di siim seen mari ngàññ journal Les Échos nañu waaji daan def loole Mouhamadou Bamba Jonn la tudd da daan bàyyi ba jabar ji génn mu woo Adama Ba di beneen waay ngir mu ñëw remplacer jabar ji Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed yi foofu li lañ yëm ak yéen ci xibaar yi fal gannaaw bi ñu leen dàqee ca université Cheikh Anta Diop sonn lool ba ñu rawale leen ca service médical bu kudd ñuy wéy di ñaawlu boobu dogal jëm ci dàq leen ASP yi ca Diourbel yëngal démb di naqaru kenn ci seen naataango ku ñu jàllale kaso moom waa jooju nag yoon di ko topp gannaaw càcc ga woon ca tribunal Diourbel aw kam fas yéene dugal kayit bàyyam nëgandiku tey ji liggéeykat yu Institut Pasteur di yëglu gannaaw bi fa njiitu réew mi waree dem tey ji